jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk ya ca gën a fës assemblée générale di pencum ndawi réew mi nag jamono ji may wax ak yéen ña ngay sëgg ci mbalaanum kiirlaay bu Ousmane Sonko dañu koy yëkkateem déet na ko ñenn ña sàkko mu doon loo xamante ne ña ngi ko def rek mu sori lool gëtuk taskatu xibaar yi ci huis clos la ñu ko def ci jamono jooju ñu gisoon sax ni ay awakaam ñoom ña nga doon sàkku daal ñenn ca ñoom lu ca toll ni ñeenti ñu dugal leen rek ci kuréel googu nga xamante ne moom mooy saytu kon mbalaanuk kiirlaay googee ndax lu mën a nekk la ah kay bu nu sukkandikoo ci professeur Ndiak Fall moom jàngalekat la ci wàllug droit pénal li ci nekkit xamle na ko muy parlement bi am na sañ-sañu rek jël dogal bu ko neex ñeel càkkuteef boobu tukkee ci avocat yu Ousmane Sonko ay manifester nag ñi ngi koy njoxtu tey ci Ndakaaru li ko wër gannaaw rek bi nga xamante ne wax naa ko léegi ñi ngi sëgg ci mbalaanuk kiirlaay bu Ousmane Sonko ñi ngi waxit ni ñi nga xamante ne sax ñoom ñooy manifestant yooyu sax ñi ko doon maanaam xeexal nag ñenn ña tey ji mujj nañu leen rek déféré mboolem ñañu ca tegoon loxo yóbbu nañu leen kaso ñi ngi xaar nag seenub janoom ak procureur système des Nations Unies di kuréeluk mbootaay xeet yi toog fii ci Sénégal nag ñoom ña ngay sàkku rek ci seenu personnel nañu jël seenu matuwaay ndax dañuy njort ay manifester France it gis nañu ne ambassade ba tamit ma ngay sàkku doomi français yi ñu def ndànk bu baax a baax ndax tey di njort nañu ay yëngu-yëngu ci réewum Sénégal beneen ponk rek ci xibaar yi coowal suuf nag lu ne kur fële ca département bu Tëngéej moo waral conseil ba ëmb notable lébu ya nag ñoom daal di jël nag seen matuwaay di naqarlu lu ni mel nee nañ loolee dafay dakk du fa amati te la ñu bëgg it mooy ñi nga xamante ni géej ga dafa nangu seen i kër ñu fexe rek ba utal leen fu nu dëkkal ñoom nag lébu yooyu ak seen kuréel ñi ngi doon janoo ak taskatu xibaar yi jàppale ni nag la fas yéene ndar kepp xibaar yi bokk na ci xët yu njëkk yu yéene kaay mbokk yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dali nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi dañu koy tàmbali rek ak ni ma ko junjee woon ci ndoxteel yi fële ca pencum ndawi réew mi la ñu jëm ak député yi nga xamante ne nag fi mu ne nii bureau ba ma ngay sëgg rek ci mbalaanu kiirlaay bu Ousmane Sonko dana koy yëkkati am déet kanu fa teewal Alassane Bala Alassane maa ngi lay nuyu. Alassane nu yëf ya tëddee noonu muy ci wàllu kaaraange gi wax naa ko léegi ñuy xaar nag tey lu war a tukkee ca assemblée nationale. ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi ñoom ñoo ko barricadé ay ñaar lañu teg kuy romb ku ne daal ko tey bu baax a baax balaa ñu la bàyyi nga jàll particulier yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy parents yi yëpp léegi nay sax la ñu gën a xaw a nooyal tuuti li nga xam ne nag moom mooy oto yi di dem di dikk ñi nga xam ne nag ñoom ñooy taskatu xabaar yi amuñu droit jege li nga xam ne moom mooy assemblée nationale dafa am foo xamante ni foofu lañ leen parqué ñu toog fa donte sax ñu ngi def seen liggéey di wër waaye amuñu li nga xam ne moom mooy accès biir assemblée nationale wala li ko jege trop li nga xam ne nag moom moo jëm ci manifestant yi nekkuwuñ fii kenn ki nga xam ne dafa ñëw ngir fexe ba opposé wu ci li nga xam ne moom moo nekk di xew jamono ji biir assemblée nationale nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci bureau bi 12 heures lañ leen convoqué woon ñëw nañu 13 heures nag ñu jàppoon ni donte jot na léegi nii ñi nga xam ne ñoom ñooy mooy li ñuy duppee conférence des présidents ñoom ñoo war a daje ci li nga xam ne nag moom wax nga ko sànq ci ndortelu xabaar yi lu jëm nag ci li nga xam ne mooy yëkkati malaanu kirlaay ki nga xam ne moom mooy député bi di Ousmane Sonko kon jàppal ni Fatou Kiné Deme ci jamono ji lépp mu ngi ne teg ñu ngi xaar li nar a tukkee ci ndaje boobu waaye jàppal ni rek comme ni ma la ko waxee sànq takk der yi ñu ngi fi di saytu li nga xam ne moom mooy kaaraange lu jëm nag ci li wër assemblée nationale ba jege sax fi nga xam ne moom mooy lu jëm ci ministère de l'intérieur wala li nga xam ne sax moom moo wër
secteur bi yëpp kon fat ki ne dem loolu mooy situation bi indi ci jamono ji. ma nga ko ñu koy jaajëfal Alassane Ba bu baax a baax xibaar bi nag ñi ngi koy xaar ñeel wax nañu ko mbalaanuk kiirlaay bu Ousmane Sonko dañu koy yëkkati am déet loolu nag doon loo xamante ni nii nag ñenn ci avocat sax gis nañu ne ñi ngi doon sàkku nag daal ñu mën a dugal ñenn ñi maanaam ñeent ci ñoom ñu boole leen rek ci kuréel gi nga xamante ne mooy sëgg ci mbir moomu ndax loolu lu mën a nekk la am déet ah kay bu nu sukkandikoo ci professeur Ndiak Fall xamee ci droit pénal moom nag nee na loolu mën naa ne waaye tamit leneen la mën a nekk rek mën nañ ko xaar ci parlement bi mooy nag lu soxal wàllu ko dogal boobu mën nañ caa taxawee tànk bu leen neex ñeel càkkute fukk yooyee avocat ñu teewlu professeur Ndiak Fall tey moo nekkoon ganuk Infos Matin. teewu ko puisque après tout avocat moom day défendre clientam donc lépp lu mu jàpp ni dana amal njëriñ clientam dana ko def léegi nag assemblée ki war wax ak moom ci mbir mi pour ñu wuññi kiiraayu Ousmane Sonko moo di ministre de la justice mooy def lettre bi laaj loolu waaye lettre boobu du doy foog mu ànd ak yenn firnde maanaam plainte bi nga xam ni ndaw si tuumal Ousmane Sonko def na ko mën nañ ci yeneen mën na ci tegu maanaam li ñuy wax des éléments de l'enquête waaye nag bien que l'enquête soit secrète xëy na kay li ñuy tere mooy élément dossier bi maanaam li na ci enquête bi mu senn génn ci nit ñi ñu xam li enquête bi wax waaye ñay saytu mbir mi ci assemblée dara warul dàq ñu mën a xam li xew ba mën bu waxtu wote jotee su fekkee ni wote dana am soit ñu ni nañu wuññi kiiraay bi wala ñu bañ ko wuññi du obligation maanaam xam nga lettre du sañ-sañ maanaam da ngay ñaan boobu ki am sañ-sañ nangu ko am na sañ-sañ bañ ko. ñi doon manifester ngir xeexal Ousmane Sonko nag mujj nañu leen rek jàllale kaso ña ngay xaar nag seen janoo ak procureur ñooñe rek booy xool toll nañu daanaka ci juróom fukk ci ndaw kuréel yi nga xamante ne ñoom ñoo toogal mbootaay xeeti sampe fii ci Sénégal nag ña ngay xamal seen personnel nañu def ndànk rek ndax njort nañu ne tey ji nag bu mooy rek ay manifester dina am nag ci réew mi ambassade bu France it gis nañu ne noonu la ko doxalee ndax ma ngay sàkkit ci doomi France yi nekk fii ci Sénégal nanu jël seenu matuwaay te moytu bu baax a baax ndax ñoom ñëpp rek dañu njort ne ak mbirum Ousmane Sonko mi daal lu bari mën naa xew ci réew mi ci loolee nag la ñuy des yegg ba Kaffrine nag gis nañu ne militant yu Pastef nag ñoom nee nañ noppi nañu ngir bàyyi seenu dund ndax Ousmane Sonko seen janoo nag ak taskatu xibaar yi daal lañ ci xamle mooy tey jii la ñu gën a dogu ngir jàppale seenub njiit bañuñu ca lenn nag leeral yi dañu ciy ànd ak Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp ngi forandoo ñoom Ousmane Sonko ci yenn diwaan yi ñoom ñi nekk ci diwaanu Kaffrine nag ne duñu daw duñu yox yi te ku leen wokk jamono ji ñu xëy ko. ñun dañoo nekk ay nit yoo xamante ne nit yu civilisé lañ nit yu intelligent yi lañ ñoo xamante ne dañuy utiliser suñuy xalaat waaye nag duñu bàyyi benn saay-saay ñuy sacrifier suñu président Ousmane Sonko. ñoom waa Pastef Kaffrine nag nee nañu lu mu jaral nguur gi rek ñoom ñooñu jarale leen ko te bañuñ ci ba teg ci seen bakkan. lii ngeen gis yéen ñëpp saccagé nañ fi suñu siège envoyé nañu ay jigéen guddeeg bëccëg te loolu du tey Pastef amul ragal amul bukkat lum ci laaj ñun dinañ ko jox. lum ci laaj dinañ ko jox bu yeboo sax ñun suñu bakkan yi ñu bàyyi ko fi ndax le président Ousmane Sonko jaral nañ ko. jamono ji nag ñoom waa Pastef yi nekk ci diwaanu Kaffrine ñi ngi daas fanaanal di xaar naka la wanante mujjee ak i gëtëm. mangook ñu koy jaajëfal bu baax a baax Omar Ndiaye police bu banlieue nag def na liggéey bu am solo wàcc rek ci askan wi ngir jéem a xool nag sambabo yi def naka sudul noonu fële moom ca Géejawaay jàpp Malika am na nag ñu ñu fa teg loxo muy nag ab gang boo xamante ni bari woon na lool ñu leen fa ragal mat nañu nag fukk ak ñett benn jigéen nag bokk na ca ba ñu leen jàppit am na loo xamante ne fekk nañu ko ci seeni yoxo muy lu ci mel ni ab daamar boo xamante ne dañu ko sàcc ak koppar ak i téléphone yoo xamante ni tamit dañu ko sàcc commissariat central police bu Géejawaay nag daat nay dellusiwaat rek kon ci opération boobule ndongo ka la ñu cee àndal ak Modou Diop.
defkatu ñaawteef yu police daal dee teg loxo ñoom ñi nag nekkoon ci biir Géejawaay di lëmbee tere nelaw nag askan wi waaye bi police di leen teg loxo lenn ci lañ daan nangu nag ci askan wi police daal dina koy indaale. Dans la nuit du 8 au 9 ñu jàpp beneen bande boo xam ne juróom-benn lañu benn jigéen nekk ci. ñu leen fekk également ak oto boo xam ne bu ñu sàccee ci lañ koy def fekk leen également ak ay tête de biche maanaam yooyu ñuy dajjee di ko soteel ay ngomb fekk leen également ak ay paaka yu bari ñeenti paaka defe naa wala juróom ak ay téléphone portable juróomi téléphone portable yoo xam ne également ci ay nit lañ ko sàccee ci Wakhinane mi nga xam ne fa lañ amoon benn appartement loué ko foofu ci. waaye nag laata policier yu Géejawaay yi alkaati yu Malika yi ñoo njëkk a wane seen bopp ci biir semaine bi ndax ñoom ab gang bu ay dawalkatu saret lañ daal dee teg loxo. bërki Dembo Ndiaye commissaire bu Malika dafa jàpp juróomi nit yoo xam ne ay agresseur lañu ak ay téléphone portable ak ay paaka yoo xam ne ñu ngi ko yoroon ak charrette yoo xam ne bu ñu sàccaan ci lañ koy def. ci banlieue bi police nag daal di renforcer dispositif opérationnel bi mu fi daal di amee ndax fépp foo xamante ni njort nañ ni nag point sensible la teg nañ fa seeni nit wala sax ñu fay faral di doxantu. bi Covid bi ñëwee également ñu gën a am renfort bu am doole boo xam ne gis ngeen da nga di gis char de combat bi nga xam ne blindé la gis ay yeneen oto ay nit yu bari yoo xam ne am nañ ko pour mën a occuper les grands carrefour yu mag yi rond point yu mag yi point stratégique yi. mu doon nag semaine boo xamante ni policier yu banlieue bi daal dinañuy def opération yu daal di am solo waaye ñuy woowaat nag askan wi ngir ñu gën a collaborer ak ñoom ndax seen kaaraange doon lu gën a mucc ay. étudiant yu université Gaston Berger bu Saint-Louis fekk baax nag ca Fatick ña ngay yuuxu ndax jafe-jafe yi ñuy dund bokk na nag nee nañ ci ñàkkub dëkkuwaay ñu bari ci étudiant yooyu sax moom ca couloir ya la ñuy tëdd di nelaw loole nag metti na ba tax na ñu ngay sàkku sax ci kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci diwaanu Fatick ñu wallu leen Aminata Goudiaby. at bu jot nag daanaka ñoom problème bu ni mel la ñuy am étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo soqeekoo ci Fatick tey jàngee ci université Gaston Berger bu Saint-Louis nee ñu saa su ne dañuy am ay jafe-jafe ngir am logement bu ñu dëkk loolu nag mooy tax seen conditions yi ñuy jàngee di gën a métti. étudiants yi nekk UGB dañoo nekk di souffrir foofu parce que amuñ logement te loolu dañ ko war a ñaawlu instant bi may wax ak yéen am na étudiants yoo xamante ne ñoo ngi université Gaston Berger de Saint-Louis dëkk ci commune de Fatick amuñ fuñ tëdd ñoo ngi jéem du góorgóorlu tëdd ci au niveau des couloirs pour mën a xëy dem jàngi loolu dañ ko war a ñaawlu te du fekkoon ne nag dañoo woo autorité mais d'ici 2 mois dañ leen woo jàppale leen ci logement mais defuñ ko. étudiants yi nag buntu lycée Coumba Ndoffène Diouf bu Fatick la ñu taxaw ngir wax di nga xam ni moom mooy seen naqar nee ñu ren ji am na ci nouveau bachelier yoo xam ni ba léegi commencé gu ñu jàng ndax amuñu fu ñu dëkk. boo demee UGB étudiant Fatick commune de Fatick kese ñoo amul logement donc pourquoi pas ñoom mënu ñoo jàppale te ñoo ngi seetaan loo xamante ne tey étudiants yi am na ñu bëri ñoo xamante ñoo ngi def cours au niveau de l'UFR LSH mais mënuñ dem defi cours parce que tey amuñ logement. ab jano ak taskatu xibaar yi la ñu njëkk a def waaye nee ñu dàq ñu def yeneen xeeti manifestation bu fekkee ni seen problème bi kenn jugu ci. lii nag dañ koy def pacifiquement mais buñ toogee ay jours yoo xamante ne amuñ satisfaction dinañ dem utiliser yeneen mesures yoo xamante ne te mesures yooyu noonu du ñu neex te du leen neex kon nañ jàppale étudiants yi nekk université Gaston Berger parce que seeni doom la ñoo fa nekk seeni rakk ñoo fa nekk. autorité Fatick yi nag ñoom la ñuy interpeller étudiants yi ni dañu bëgg ku leen di jox ay subventions saa su nekk ngir ñu mën a jàng te duñu am benn jafe-jafe foofee ca université Gaston Berger. Mango Aminata Goudiaby ñu lay jaajëfal bu baax a baax dañuy demit ba fële ca département bu Tëngéej nees ko waxee woon ci ndoxteel yi coowal suuf nag ma nga fay lëmbee tey conseil ba ëmb lébu ya notable lébu ya ñoo taxaw ne loolee dafay dakk dootuñu ko seetaan benn yoon la ñuy jooyit bokk na ci ñu fexe rek ba utal ay dëkkuwaay ñi géej ga nangu seeni kër boobee conseil mi ngi doon janoog taskatu xibaar yi dañuy dem ba Tëngéej fekk ji fa Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. nemmeeku nañ la takku na lool ci département bu Rufisque lii di conseil des notables yëkkati ci ay kàddu ci janoom ak taskatu xibaar yi yooyu notable lébu di ñaawlu lu ni mel. wax ji mu ngi juddoo ci gox bu ñu naan xaalu ju la am dig-digal bu tudd njexeraat digg ci bët gànnaaram muy njexeraat njóobeen daggub état andi ko jël njexeraat digg yóbbu ko Mbambilor jël njexeraat njóobeen bàyyi ko ci Sangalkam mu am ay lotissement yu Omar Gueye ministre le maire commune de Sangalkam def moom le maire Omar Gueye waxoon na ne dafa d'accordul ci lotissement bi amoon njexeraat digg préfet def suspension arrêté travaux yëpp laaj ko këyit
waa urbanisme indi un rapport détaillé ànd ak domaine gis lépp teggiwaat na ko li ngay bañ mu am comme indiwoo këyit dañ koy teggi waaye xamal ne yow li ngeen di def ci lotissement bi jaaduwul te li ci topp mooy fi ngay lotir moomuloo ko bokkul ci yow du ngeen ko la signal këyit. di wax ne aussi décentralisation bu dee politique mayul nit mu saaxee loi wala mu saaxee constitution bi. gannaaw ba ñu jàkkoonteeg ay jafe-jafe jëm ci wàllu suuf lu yàgg yowu kaskanu Lebu nag di ñaan ñu dimbali ñi nga xam ne nii géej gi dafa nangu seeni kër. waxtu yi jot na pour luy dëgg di dëgg ñu delluwaat dëgg pour mën a nekk ci jàmm ak salaam mais monsieur le président de la République mënuñu tëj ko waxuñu la ne ñi jàkkaarloog géej gi di dox amoon ay problème ñu jagleel leen ay suuf ka jotuñu ko. association bu ñu naan ADD sa jokkul ñu jox leen délibération ñu jëkk a paacoo ko ànd ak Mamour Diallo ak ñu ngi sa àndal ñëpp dañu bëgg a wax jooju ñu ubbi ñu ci enquête bi ñu yeggali ko parce que mel na ni buur joxewul te buur joxe na te li ngeen di tabax muy 100 000 logements dañ ci bëgg a 10 000 logements yoo xam ne muy fukki junniy logement ñu jox ko ñi nga xëy ñu ngi ca booru géej ci seen loxo dul gannaaw te mënuñu waaye ku tabax jaxaay joxe caabi war a mën a jox ñi nga xëy nga ndax sàmbarax baa ngi seen biir yi nekk. gannaaw seen génn bile yooyu notable bëgg ab audience ci wetu jiitu réew mi ngir àgge ko jafe-jafe yi nga xam ne nii moom la askanu Lebu am jëm ci wàllu suuf. ji ñoom ña ngay am yaakaar rek ne la ñu leen dig nag daanu ko jëfee ndax kilifa yu aéroport international Blaise Diagne bu Diass nag nee nañ ñoom askanu Diass googee daañu leen delloo rek ay suuf lu toll ci ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñett ci hectare la ñu namoon nit amal muy jële rek askan wa yeewoo ca dëkk ba ñu naan Sakirat ci seen i dëkkuwaay loolu it dañu ko mujj ne tegg ci suuf mi ngi am rek gannaaw kàddu ñu déggoon mu jógee ci Elentine ak waa forum civil askan wa nag amaloon nañu ab ndaje di dundee yaakaar ne loolee daañu ko matale dañu fay fekk ji Abdourahmane Diallo. aéroport international bu Blaise Diagne di jubal seeni xalaat ci li nga xam ni dañu bëgg a def mur clôture aéroport bi. quartier bi ñuy wax Sakirat nañu dalal seen xel jóguñu fa tey jóguñu fa suba c'est pas à l'ordre du jour danañ def mur bi danañu ko contourner ba ñoom ñu mun fa toog loolu mooy bu njëkk. Diass Pertina et terre de culture engagé nañ procédure de déclassement 300 hectares c'est en bonne voie. emploi AIBD dina ci taxaw. di ab xibaar bu neex ci ñu dëkkee Diass ñoom li ñuy xaarandi mooy waa aéroport daal di respecté dige yi nga xam ni dige nañ ko ci ndaje bi. si waxtaan bi am na lañ ci tënk comme dafa nekk loo xam dañu tënk ñun li ñuy sàkku mooy li ñu tënk nañ ko matérialiser nañ ko wone ci terrain bi askan wi nañu gis seen bopp ci aéroport bi. coowal diggante waa aéroport AIBD ak ñi dëkkee Diass député ba woon Elentine ak waa forum civil ñoo ci daal di dox tànku jàmm. dinañu ànd ak population Diass yi ñu daal di def benn listing de l'ensemble des promesses points yi nga xamante ne que ci la ñu waxtaan ci ñu topp ko. balaa ñuy egg ci forum boo xam ne forum bu mag lay doon su ko defee yi nga xamante ne que digg nañ ko yëpp point par point ñu xool nuñ ko respecté. waxtaan yi nag diggante ñi dëkkee Diass ak waa aéroport ndorteel bi dafa tàngoon waaye mujjantal ga ginnaaw bi waa aéroport jëlee ay engagement xel yi daal di dal. Abdourahmane Diallo cant ak ngërëm ñeel na la ñu wax rek ci tolluwaay jàngoro yi mbas mi ci bisu tey jii di alxames nag lu toll ci ñetti téeméer jàpp leen ko yu toftal juróom-ñeent fukk ak ñett ci doomu aadama la ñu gis ca ñoom ji lépp jàngoro fukk ak ñaar ñàkk seen bakkan juróom fukk ak juróom-benn nag nekk ci guddi gu bët setagul dañoo feebar ba sonn lool loof test ñu def nag tey jii toll na ci ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk fanweer ak ñeent. ci cas communautaire la ñu am muy wàllante googu ñu xamul juróom-ñett fukk ak juróom-ñett nag ñoom xam nañu fu ñu jëlee jàngoro ji lu toll ci ñeenti junni ak lu toftal nag ñoom la ñu nekk di faj jamono ji lu teg juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ba yi fi tàmbalee ba tey nag ñi jot a ñàkk seen bakkan ci Sénégal toll nañu ci juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent waaye jàppaleen ni ñi nga xamante ne ñoom ñoo jot a amee jàngoro ji ëpp nañu rek kon ñaar fukki junni ak juróom-ñeent ñu dem ba diwaanu Kaolack des ba tey ci jàngoro yi mbas mi ndax gis nañu ne foofee waa service d'hygiène nag ña ngay def liggéey bu am solo doore ko rek ci fexe ba barab yu sell yi nag ñu daal di koy setal wecc lépp nag luy doomu jàngoro ñu jéem ko faa dàkk ña nga dooree liggéey ba nag ca jumaa ju mag ja ca Medina Baye mu nekk nag fa ñu ko njëkkee service d'hygiène nag bu weesoo loolu it ci jàngu yi dana fa dëgg tànkam opération bi nag ñu ngi ko def ci teewaayu gouverneur bu Kaolack waaye commerçant yi ña nga leen di soññ ngal la ñenn ñi la ñu fexe rek ba dimbali leen ci liggéey boobu nga xamante ne ci la ñu sóobu Ibrahima Diamé.
waa service d'hygiène di wëyal seen opération de désinfection ginnaaw marché central bu Kaolack daal dinañ song lii di jumaa yeeg église yi jumaa bu Medina Baye lañu tàmbali. boo defee désinfection da ngay rey doomu jàngoro yëpp ya nga fekk sur place boo defee désinfection boo pare également doomu jàngoro yi nga xam ne nii ñëw nañ fekk fa produit bi également ñoom daf koy exterminer donc dafa doon loo xam ne nii c'est une activité action de prévention. laata loolu nag xalif général bu Medina Baye joxewoon na ay digle ngir ñu daal di respecter lii di mesure barrières yi rawatina distanciation physique ci biir jumaa ji ak colum masque bi mu doon taxawaay bu nga xam ne nag kii di gouverneur rafetlu na ko bu baax a baax mu dellu si nag di woo askan wi rawatina commerçant marché central bu Kaolack ñu bañ a nasaxal liggéey biñ fa jot a def. mais nag ndimbal aussi na ci fekk loxol borom ñun dañ leen dimbale suñu bopp nu ñu góorgóorlu démb man bi ma jógee Dakar dama dem directement ci marché bi dawalal sama bopp di wër di xool mais daal nit ñi daal doy nañu wax marché yi bu ñu ko yaatalee nga ne nañ xaar ba ci kanam rek ay ñaari weer ñetti weer bu ñu ko fàtte ñu ñëwaat je crois que yaa ngi nax sa bopp. commissaire a ngi nii danañ gën a teengal mbir mi képp ku nga xam ne nii fi ñu waxoon ne nañ ñu fa yem dépassé nga ko maa ngi wax commissaire na ko bu mu ci am benn yërmande. lu ñu mënti wax nag moo di ne feebar bi ba tey fu ngi gën a yokk di dem ci diwaan bi ndax ci àllarba bile fukki fan ci weeru février fanweer ak ñeenti cas positif daal dinañ koy enregistré ñaar fukk ak ñaari doon ay cas communautaire. gannaaw Kaolack Koul nag ma nga ca département bu Tivaouane foofee gone yi dañu daan am ay jafe-jafe bu ñu bëggee faju moo waral nag tey jilee ka jiite bokk moomeel ga lëkkaloo ak direction bu couverture maladie universelle foofee nag ngir dimbali ñenn ca ndaw ña lu toll ci 3 junni sax ak juróomi téeméer ci ndongo fexe nañu rek kon ba dugal leen ci couverture maladie universelle ndax loolee ay jafe-jafe la ñu ne nag tey loole sax dina yombal waajur yi nañu daan sonnee ci seeni doom Cheikh Anta Diop Sey la tiira 3 junni ndongo ak juróomi téeméer nekk ci école primaire yi ak collège d'enseignement moyen fii ci diwaanu Koul ñoom ñëpp de tey jii la ñu def ba ñu am assurance lu jëm ci wàllu couverture maladie universelle élève bu ci feebar mën a faju ci paj mu yomb. lu ñu mën a def mooy lan élèves yi nga xam ne xëy na seen waajur ñëpp mën na ko ñu dugal leen ci CMU élève bi ndax nag loolu rek mooy tax seen waajur yi seen xel dal ba heure bu seen doom amee lu mu yëg ñu sawar ci dem hôpital fu nu waroon a fayee yenn montant yi wala yenn ordonnances chères yi ñu wàññi leen ko lool pour ñu ne lii war a rek la ndax nag nit ñi ñooy dajale seen déem ak seen daqaar ñu dugal ko ci budget commune bi kon nag commune bi tam war na leen koo delloo. ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram nekk ci département bu Thiès ak Tivaouane dikkoon fii ci Koul rafetlu lool jëf ju ñu mel ndaxte lii de lu am solo la dina dimbali ndongal daara yi. réew moo dem fekk nit ñi wéruñu nit ñi jànguñu réew moom yaakaar nañu mu développé te loolu nag monsieur le maire daf ko comprendre moo tax moom mu jël ci li nga xamante ni moom lañ ko jox mu liggéeyee mu jël ci élèves yëpp di ñaat yenn maire yi ñoom tam ñu def ni monsieur le maire def bu ko defee élèves yi nga xam ne dañuy dugg seen gox mën a jot ci paj mi. ndongo yi nga xamante ne dañoo nekk ci commune rurale yi dañuy faral di am jafe-jafe ngir mën a faju ji waaye nag programme bi ñu leen jagleel dina tax ndongo yi mën a faju te it jëf ju mel nii bëgg nañu mu law ci communes yi ci département bu Tivaouane. Cheikh Anta Diop ñu lay jaajëfal bu baax a baax yegsi nañu ci xët yu njëkk yu yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye. commencé wu ba noppi sab coono gën a yokk loolee muy bëgg a dal Ousmane Sonko ndax moom jiital parti Pastef fii dampom yi la ñuy ŋawtee ak di ko jaabaajonge ci jamono sursoi ñu ngóor système di Ousmane Sonko li ñu koy tuumal bu ko yoon dëggalee tamadu ko ëppi buum ubbil yéenekaay bi waxi yoon la ñuy wax te loolee délit la boo xam ne dañu ko criminalisé ci réew mi nit ku ñu koy toppee juge bi mën na laa jël dugal la kaso te bu boobaa mën nga faa yàgg ndax diire investigation bi amaluñu ko àpp ami kàngam ci wàllu yoon di ay juriste yi ci wàllu observateur xëy di waxtaanal ba ñu xamal ko ne ñi ñuy toppee wàllu viol ñu leen mandat dépôt mën nañoo yàgg ca kaso ba boole cekkit waxi liberté provisoire wala waxi contrôle judiciaire moom bu boobaa dañu koy waat l'observateur xamal nañu ne ñooñu Ousmane Sonko yi di waa Pastef waat nañu wàcc ne li ñuy waxal Ousmane Sonko ab complot la boo xam ne waa ji di Yakham Mbaye moo nekk ca bopp ba Sweet Beauté di salon de massage bi Adji Sarr doon dampe Ousmane Sonko ndaw si ko moom l'observateur ne nañu moom it kenn gënu koo lekk coow ndax dëgg la salon ba am na ay këyit waaye këyit wañu ko jox autorisation dampe bokku ci autorisation létti ak di capp-cappal mu di coiffure ak di def ay soins de beauté ca la yam
ñu yem ci xët mu njëkku Les Échos fekk fa xibaar bu ñeel ñooñu Ousmane Sonko yi ñu tegoon loxo ci manifester yi woon keroog altine journal bi nee nañu seenub garde à vue jeex na tey jii ci lañ leen war a defeere liñ leen di toppee moo di tuumay dajaloo te amuñu ci ndigal turbale ordre public bi yàqaalalu jàmbur ak yàqaalal joo xam ne ñépp a ko bokk yéenekaay bi nañu ba ñu leen tëyee di leen enquête ñu bari ci ñoom dañoo weddi ba tëdd ca naaj wala lañ leen di tuumale waaye ba ñu leen tegalee image yi ñu gis seen bopp gisit li ñu doon def te la ñuy soog a nangoo ñu nangoo ci xët mu njëkku la yéenekaay ne sonkiste yooyee ñu tegoon loxo ca manifester bu ñu moytuwul instruction la ñu jëm ñu demaat ci l'observateur gis fa xibaar bu jëm ci waa ji di Mohamed Ndoye di manifester kat bi ñu ne moo doon wër di taal wate jàmbur yi journal bi nee nañu ab chauffeur la bu dëkk Sacré-Cœur ñeent fukki at la am na it ku jege lool ab dossier am ku leen wax ne moom Mohamed Ndoye bi ñu ko jàppee ak léegi jooy ak di réccu jëfam jo loolee la nekkee ci loxoy alkaat yi ku ko gis baa nga dégg ko muy wax li ngay laaj moo di ndax la mu doon def moo ko tayoon tey jii Sud Quotidien nee nañu ci la ñu fas yéene teg jéego bu njëkk ci assemblée nationale ngir ñori mbalaanum kiirlaayu honorable député Ousmane Sonko lii Quotidien nañu avocat yu Ousmane Sonko yi bind nañu ab leetar président assemblée nationale di Moustapha Niasse di ko ca xamal ñeenti mbir yu ñu ne bëgg nañu mu leer laata ñuy ñori Ousmane Sonko La Tribune xëy ñu indil ci xëtamu njëkk ñeenti càkkutéef yooyee avocat Ousmane Sonko yi di sàkku ci assemblée nationale benn moo di rapport médical buy firndeel ne viol am na ñaareel ba di réquisitoire bu parquet bi ñetteel ba témoigné bi ñu tudd ci fi ñu joxe ab déposition ñeenteel ba di déclaration bu Adji Sarr muy tuumaal Ousmane Sonko ak ñu ne fekk nañu yëf yi maanaam témoigné journal Le Témoin xamal ñu ne borom parti Pastef di Ousmane Sonko narota wéet ci xeex bi ndax mu di waa Y'en a marre waa FRAPP France Dégage ak waa force démocratique et sociale booloo nañu takko taxaw temm ci tubayul Ousmane Sonko journal Le Quotidien nañu du ñoom rek am nañu fare ci société civile gi ak it ay parti politique yu nekk ci réew mi ñoom it nee nañu dañuy jàppale Ousmane Sonko ba tax ñu taxaw doon ab cordon sécuritaire am journal Le Quotidien nañu li jaaxal ñëpp kay moo di organisation féminine di kuréel yi xeexal jigéen yi ci réew mi nga xam ne lu mas a xew ci réew mi buñ ci tuddee jigéen rek dañuy jóg dugg ci bëne lëj ñooñee ba léegi kenn déggagu leen ci coowal mbës mi ginnaaw mbës mi ñu wax ci mbas mi ubbil Soleil national journal bi xamal nañu ne campagne bi jëm ci ñàkk askan wi ngir ñu aaru ci coronavirus bi dinañu ko tàmbali ci réew mi gën koo yàgg bu weer wii di dee maanaam fin février njiitu réew mi Macky Sall moo ko santaane démb ca ndajam conseil des ministres Vox Populi ne ko ba sant ministre de la santé ministre des finances ak yeneen ministres yi nga xam ne yëf yi soxal na leen ñu jël lépp lu di matuwaay ba mën a ñàkk nit ñi contre Covid 19 gi Vox dolli ñu ci ne Macky Sall nee na leen amul xaaj amul seen waa réew mi ñéppay ñàkk. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Mohamed Ndiaye beneen Mamadou Ndiaye bi mi ngi taxaw ak jigéenam Merry Bey maa ngi leen di nuyu. ñoo ngi lay fay soxna Fatou Kiné di nuyu téléspectateurs yeeg internautes yi. ma ngoog Merry Bey moom kontaan naa lool ci rouge bi macha allah. ni mu sañsee moom yii la bëgg nag. ma ngoog wax nga ko mu bëgg. gis nañ sa cuub baax na. ma ngoog ma bàyyi leen xam naa ci kanam tuuti rek daa ngeen jukki yéen it li gën a fës rek ci xarala yi mbokk yi sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.